maa ngi am ci ligne bi suñu confrère Salif Sow mais ñu ngi am Marianne Seck aussi mais balaa boobu damay ñëw rek ci comme ni ma ko waxee sànq muy kaddu yi nga xam ne nii jóge na ci ki nga xam ne nii moo di directeur u DG u Air Sénégal ñu ñëw ceeg mbokk yi dina nekk lu am solo balaa ñu ñëw ak Marianne ak Salif ci lu am solo li nga xam ne ñu ngi leen koy indil incha allah. waaw kay tey moom ñu ngi waaj a dellu Dakar te dellu nañ suñu xol rafet na tey ci lu ñu fekk fii kontaan nañ trop suñu xol sedd na suñu mbokk sénégalais yi suñu mbokk ouest africain yi ñu fekk fii teeru bu ñu teral vraiment ñu ngi leen di remercier te grâce à ñoom grâce tamit ñu ñu àndal suñu mbokk suñu partenaires yi partenaire d'affaires partenaire média ñu ngi fi fekk ak ñu àndal objectif bu ñu amoon ci voyage bi muy voyage de lancement yaakaar na mat na ndaxte booy def événement bu mel nii li nga ci soxla mooy nit ñi yëg ko muy ci média yi muy ci internet bi muy ci waxtaan yi te lu ñu fekk tax na ba ñun ñi waxtaan nañ ko seen biir xam nañ ne tey Air Sénégal mu ngi ñëw Amérique ñaari yoon ci semaine bi jeudi ak dimanche léegi nag lu ci des ba ñaareel bi mooy États-Unis ak Amérique ñaari askan bi seen ñu yokk seen ñu liggéeyandoo gën a jegante loolu tamit suñu autorités yi dox nañ ci seen bay nañ ci seen waar ànd nañ ak ministres yi fekk nañ fi ay autorités yi loolu tamit kontaan nañ ci waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen terrain. voilà jërëjëf kooku mooy DG monsieur Kane DG Air Sénégal di kaddu yi nga xam ne nii bi mu yëkkatee yëg ngeen ko ci français bi am nañu moo ne mënoo nga ko laaj tamit mu ñëw ci ampulaar mën na ko yoon yemul ci benn yoon danañ ko jël ampulaar li mu wax lu leer la mais buñ jógee ci moom dañuy ñëw tamit ki nga xam ne moo di docteur ambassadeur bi nga xam moo toogal États-Unis d'Amérique foofu ca Sénégal Tuli Nombo monsieur Guèye mu ñëw ak ñun ci ay kaddu moom it yoo xam ne yëkkati na ko ñu mun cee jàngate lu bees ne Air Sénégal mun na am benn partenariat ak Delta mais nee na Delta airline bu privé la ñu déglu ko ñëwaat ak yéen. In few words, with His Excellency, how do you feel with the trip and about Air Senegal? No, I'm very pleased with what we were able to do together, Niofar, comme nous disons. Frankly, to see everybody pitching together for the same cause, for the same objective, this was magnificent to see. Whether the Senegalese who came with the delegation or the Senegalese of the diaspora who live here, or some of us, your partners who work with you, all of us came here for the same objective, to promote this new airline and make sure that it brings this relationship between Americans and Senegalese much closer. And as I said, for my idea of building this bridge, whether it's figurativement or en réalité, we are already doing that with Air Senegal and Delta, connecting both of us. So we can hope that Air Senegal and Delta will feature in doing some work together. Well, that's something that we all have to work on. Air Senegal on their side and Delta on their side. But as you know, Delta is a private company. We cannot. We can only facilitate the discussion and let the two companies talk to each other. Thank you, Your Excellency. Okay, thank you. Voilà jërëjëf kon nag yéen a ko déggandoo maa ngi am ci ligne bi comme ni ma la ko waxee rek ki nga xam ne nii mooy suñu confrère Salif Sow ante ñi ngi am Marianne Seck moom tamit fii damay def mooy bàyyi Marianne mu nuyoo après Salif nuyoo ñu ñëw ak yéen ci ku ci nekk benn ñaari minute rek ngeen wax ñi seen jàngat ci noonu gisee Air Sénégal bi nga xam ne ni war na commencé dugg si fii ci commencé na déjà di ñëw fii ci États-Unis d'Amérique kenn ki journaliste la keneen ki ku fekkee mbir mi la waaye ku xam wàllu
aviation la ku ci am expérience la wante ku ñu ràññee la ci communauté bi kon soxna Mariane ma bàyyi la nga nuyoo. waaw maa ngi lay fay El Hadj man Mariane Seck laa tudd. léegi je suis une ancienne hôtesse de l'Air d'Air Afrique. 20 ans comme liñ ko xam. et maa ngi leen di nuyu di leen sant. macha allah voilà léegi. ñu ñëwaat ak yow léegi rapidement ginnaaw bu ñu nuyoo ak suñu frère Salif Sow. monsieur Sow bisimilah. maa ngi lay nuyu El Hadj di nuyu Mariane di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu rajo Sunu Afrique. voilà damay commencer ak yow balaa may dem ak Mariane le journaliste Salif Sow di la dalal jàmm nga nekk koo xam ne nii ku xarañ nga ci li ngay def ñu gën la xàmmee ca Sénégal jamono yaa ngi fii ci Amérique nan nga jàngatee situation bi nga xam ne nii Air Sénégal fi ñu toll nii commencé na ñëw fii en tant que journaliste quelqu'un qui. nga xam ne nii yaa ngi bàyyi xel ci ce qui se passe yaa ngi koy wax sànq ginnaaw bi nga xam ne nii yaa ngi fàttaliku tamit 9/11 ma bàyyi la nga ñëw ak ñun noo gisee situation bi Air Sénégal bi nga xam ne nii commencé na ñëw fii ci États-Unis waaw d'abord maa ngi lay remercier ci opportunité bi ñu may ngir ñu mën a wax suñu xalaat ci li nga xamante ni mooy ni yëf yi di doxee. di tamit tàmbali rek di fàttaliku ñi nga xamante ni tamit ñoo ñàkk seen bakken ñaar fukki at ngi nii. xam naa nag minuit passé na bu minuit passé rek. mais dara beneen bés waaye ñu ci ba léegi. mu ngi fi ba tey effectivement ñu ngi leen koy fàttali di ko masa waa Amérique ñi nga xamante ni dundee nañ ko fii ñun mu ngi ñu fekkoon géeja waaye ca suuf su foofu ba ñu yëkkee ko ci rajo yi toog ci télé seetaan ko. ren mu fekk ñu fi mu doon lu mbir moo xamante ni fitna la boo xamante ni ba léegi mu ngi traversé temps bi ak ñun tamit di ñaar rek yàlla def ci xéewal nit ñi aussi ñu ci ay solution ba trouver ko ci Air Sénégal déjà bu fekkente nañ ne Air Sénégal dañuy yóbbu moom day porte drapeau Sénégal day yóbbu turu Sénégal foo xamante ni peut-être Sénégal mënoon nañ ko fa bañ a xam wala mënoon nañ ko fa bañ a dégg déjà buñ démarré di def ñaar dem ak dikk diggante Sénégal ak Amérique kon ñu ngi oyofal diggante dem ak dikk ak di yembalal mbir mi ak tamit prix yi nga xamante ni proposé nañ ko ci seen i billets mu nekk ay prix yoo xamante ni yu intéressant la d'après si ñi nga xamante ni ñu bëri wax nañ ñu ko wala échangé nañ ci ak ñoom mais tamit lépp lu mënti dem rek ak tamit jàngat bi nga xamante ni mën nañ ko ci am man li ma ci xaw a tiital tuuti rek mooy ne ñu ngi ko amal nag neewuñ ne nag contexte Covid lañ nekk dara war ta xew dara war naa mën a xew mais contexte bi ñu ko lancé contexte la boo xamante ni bu xaw a compliqué bu am crise sanitaire mondiale am crise économique mondiale parce que bu fekkente ne biir Afrique la d'après gëstu yu gars yi wax nee nañu 70 millions de personnes daanaka ñoom ñoo tukki biir Afrique jël ay avion ndax conditions yi mesures yi ñu war a respecté ñu ci bëri dañuy ragal jël avion ñenn ñi préféré jël yeneen moyen de transport pour mën a dem ngir mën a ñëw léegi Air Sénégal bu ñu seetloo élage daanaka mën naa ne man ni ma ko jàngatee mooy chance boobu daanaka yu mujj yoo xamante ni Sénégal ba ñu amee indépendance ba léegi ñu ngi jéem a am suñuy mën a dem ci jaww ji ak ci mën a ñëwal suñu bopp ñu ngi ko tàmbali woon ci li ñuy wax Air Afrique ñu baral ko tuuti rek Air Afrique ba ñëwee ba 2002 Air Afrique nekkatul dëgg la ci lañ créé woon beneen Air Sénégal international ñu ñëw ba 2009 après ñu créé Air Sénégal Airlines après boobu tamit daal di daanuwaat fay 2016 après ñu taxawal nag suñu Air Sénégal bii nga xamante ni après 2018 lañ njëkk a def premier vol commercial am kon kilifa yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu xëy na gën ñu maîtriser yëf yi jàngat yi ci war dinañ ko def ndaxte ba tey capital biñ ci teg nee nañu 40 milliards de francs CFA moom mooy capital bi nga xamante ni moom lañ jagleel Air Sénégal ngir mën a suqaliku mais bu ñu xoolee aussi ni ñuy liggéeyee état Sénégal fi ñu ko ne moom mooy jël ay responsabilités créé yëfu boppam Salif avant boo xoolee Sénégal Airlines diggante Sénégal woon ak Maroc mu nekk benn genre partenariat boo xam ne c'est bilatéral ñu jógee ci partenariat boobu am benn boo léegi Salif teel foofu rek ma dem def benn aaja après xam naa damay ñëw ak soxna Mariane su ko defee ñu yeggali waxtaan bi dinaa grignoter benn xam naa 3 minutes balaa ma ñëw ko waa Fonga tey leen liñ bi yéen ñaar ñëpp ngeen baal ma rek. voilà jërëjëf di leen fàttali yéen a ngi déglu seen programme rajo Sunu Afrique fii ci États-Unis d'Amérique plus précisément à New York ma ñëw ak suma ñaari gan yi balaa grignoter benn 5 minutes 4 à 5 minutes balaa ñuy ñëw ak suñu mbokk waa Fonga yi sont déjà sur place donc damay bàyyi Salif ma bàyyi la nga daaneel.
waaw El Hadj fi ma tolloon rek mooy def un petit peu historique gu aéronautique peut-être ci wala boog compagnie aérienne bu Sénégal. waaw léegi nag fi may daanelee rek mooy ne comme ni ñu ko waxee sànq su contexte bu xaw a difficile. lañ nekk jamono ji te adduna bi ñëpp la. mais aussi ñu xam ne tamit am nañu ay concurrents yu sérieux yoo xamante ni ñu ngi nekk ci koñ ba. ku mel ne Royal Air Maroc. ku mel ne Ethiopian Airlines. ñu ay ñoom Delta ay ñoom Air France ñoom ñëpp ñu ngi fi. mais dégg nga ambassadeur bi nee na xëy na mun nañu am benn partenariat ak airline airline Amérique waa Amérique tel que Delta. ça peut être en plus. loolu aspect la boo xamante ni bu dee mën nañu ko exploiter dina tax ba ñu mën a sax parce que li ci ëpp solo élage mooy amal bi. mu am c'est important. mais très important. moo ëpp important surtout dëgg la. waaw muy ñëw New York muy dem Paris. muy dem ak fu mu nekk ci àdduna bi mais nekk loo xamante ni luy sax lay nekk. parce que ñu loolooy suñu problème. parce que boo xoolee. problème bi yëpp dafa traversé daanaka tous les régimes le régime socialiste bu Ablaye Wade bu Macky Sall. le régime yëpp bu nekk am na crise am. boo xamante ni dafa jëm ci wàllum. dem ak dikk ci jaww ji. boo xamante ni lu keneen sampoon la mu dañ nga jéem koo sampaat. taxul mu dem. ba tax na yooyu yëpp buñ ci jàngatee luñ ci war a jàngat mu am volonté politique dëggantaan bi nga xamante ni moom la laaj ñu def ko ci yaakaar naa ne war nañ mën a am ndam et puis mu nekk luy sax parce que ñun loolu dafa xaw a nekk problème suñu dëkk yi. d'accord bien dit en tout cas ñu ngi lay gërëm Salif nga téye ligne bi rek ma ñëw ak Mariane dégg nga li nga xam ne nii le journaliste Salif Sow wax na ko yow nga nekk vraiment professionnel over 20 years ci Air Afrique noo jàngatee Air Sénégal ak li nga xam ne dégg nga journaliste bi mu wax ko muy Salif Sow. Voilà, merci pour la parole, Elage. Je vais m'adresser à vous en français parce que Khamgen, Sénégal. Gorgol wolof bi rek jàpp ci rek Mariane jàpp ci rek ci wolof bi jàpp ci rek gorgolu ci rek. non xoolal xam nga Sénégal moom dañuy wax wolof langue nationale dañuy wax français langue officielle. waaw donc dinaa mélanger ñaar. atiwa mélanger parce que yéen a. voilà baax na. mun naa mélanger voilà léegi nag vraiment rafet naa la ci lu mu doon wax monsieur Saliou le journaliste. Merci également de me donner cette parole et soo leen seetee bu baax Saliou je voudrais juste te dire que bul tiit parce que xam nga ci àdduna da ngay daanu mais tu te relèves et tu continues. Dans la vie mënuloo avoir que du positif. Donc, effectivement, d'autres airlines sont venues, Sénégal International, Sénégal Airlines, ça n'a pas marché, mais néanmoins, Air Sénégal monte d'une dor à 100%. C'est vrai que les débuts ne sont jamais difficiles. Madame féliciter Air Sénégal, parce que c'est un grand pas qu'ils ont réalisé. Et il fallait avoir beaucoup d'audace aujourd'hui, parce que ça allait Warnoko, qui tant au Covid, qui tant aux pandémies, donc on traverse une crise, mais néanmoins, crise bobo, ça n'empêche pas que nous, avec des ambitions, telles que avoir une flotte internationale, nationale qui devient internationale, et ça fait partie du développement également d'un pays. Il faut que les Guinéens, Mandy donne visualiser tout à l'heure une vidéo, c'est un reportage qui Washington, mais gis ngeen que Air Sénégal du moom kenn mooy ñëw pour liggéeyandoo. Il faut que le ministère du tourisme jàpp ci, il faut que le ministère de l'environnement jàpp ci, il faut que les usagers des voilà. mais Mariane surtout nga baal ma il faut que Sénégalais yëpp jàpp ci foog africains yi jàpp ci. mais loolu mooy usagers yi parce que xam nga Air Sénégal tey. c'est vrai c'est Air Sénégal mais lu tax ma ne international c'est-à-dire ça devient un hub au niveau de Dakar qui va permettre de relier d'autres pays africains. Donc, Légui, moi, en tant qu'ancienne hôtesse de l'air d'Air Afrique, Légui, je vois plutôt une autre Air Afrique renaître sous une autre ère avec un nouveau concept. L'olive, il faut que nous diapetions. Parce que nous mettons toujours ben baram amul dole. Why fukki baaraam ak ñaari loxo foofu la doole bi nekk foofu mooy Afrique nen na. Merci beaucoup. Donc une grande fierté. Merci beaucoup Mariane. Et puis une pensée pieuse pour effectivement, même si on est déjà le 12, une pensée pieuse pour voilà September 11. September 11. Merci Mariane, jërëjëf, merci beaucoup. Salif, merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à vous. Voilà, merci. Voilà. Donc kooku mooy Mariane dégg ngeen ko Salif Sow tamit dégg ngeen ko mbokk yi ngeen taxaw rek ñu ñëw ak suñu mbokk waa Fongadi war a waxtaan lu am solo
man damaa jàpp ne mbir mi bu ci ñëpp jàppee rek dina mën a avancer déjà vol bi ñëwagum dégg naa 60% ci sous-région bi lañ màggal gi gaa yi ngi koy préparer bu baax a baax gàmm gi les autres je pense que daal mbir mi li ñuy nangul comme ni ko Grand Texé waxee la dernière fois li ñuy nangul yeneen airlines yi nga xam ne du pour ñun muy bu Delta wala yeneen airlines yu je veux pas faire leur publicité maanaam li ñu leen nangul bu ñu ko nanguloo Air Sénégal bi dana fi yàgg comme ne ko Salif bëggee sa foog naa loolu mooy sa njëriñ parce que une famille bu ñëw famille de 5 ku ci nekk dagg presque plus d'1 million léegi tey ngeen am seen airline bopp ak lu mu tax xew à moins de 500 000 je pense que li ci kanam raw li gët kon mbokk yi ngeen taxawu rek ñu ñëw ak suñu mbokk waa Fonguat namoon ngeen leen waaye xam naa ne ñoom it namoon nañ la.